spécial numéro miroir Covid-19 bokk téléspectateurs yi télévision Futur Média ñu leen di nuyu di leen jaajëfal tey yemook ACR ñaari fan ci weeru mai bu leen fàttalikoo ñaari fan ci weeru mars la mbas mi duggoon ci réewum Sénégal kon def na fi ñaar ci ay weer taxaw seetlu tey bi li nu ko jagleel mooy lu jëm ci wàllum ndimbal li jóge ci nguur gi jëm ci askan wi xam ngeen ne Fonds Force Covid-19 mi ngi woon ci junni ci ay milliards loolu nag jëloon nañ ci pàcc muy juróom-benn fukk ak juróom-ñeent di 69 milliards jagleel ko lu jëm ci wàllum ndimbal tey jii daañu doxantu ci biir réew mi xool mbir mi fan la toll ana ñu jot ana ñu jotagul lan la ciy xaar askan wi itam naka lañ koy gisee ñuy tàmbali ca banlieue bu Ndakaaru ginnaaw raay sud laata ñuy dem ci gëstu bi ñu Habib defal foofee ci ginnaaw raay sud dañu koy fekki fa mu nekk nuyu ko Habib maa ngi lay nuyu. soxna Faty maa ngi lay fay bu baax a baax talaata ji ñu weesu ci ginnaaw raay sud lañ nekkoon ginnaaw raay sud bokk ci benn département bu Pikine ci biir siège yi ci la nekk foofu lañ taamu woon amale fa phase bu njëkk distribution denrées alimentaires yi jorin bi ñëw na distribuer na fa ay kit ci njaboot yi nga xamante ne jot na toll na ci 3000 ci 11000 yi nga xamante ni recensé nañ ko foofu nday ji réew bokk moomeel gis tamit digle dina def kéem kàttanam ba ñooñee tamit mën a dal waaye boo seetee ginnaaw raay doon na zone boo xamante ne bu xaw a vulnérable la tax na ñu gën fa taamu ngir rek ñu mën fa dooree li nga xamante ne moo di séddaleek denrée gi nga xam ne njiitum réew mi moom Macky Sall lépp def na ko ngir xool ana nan la ñuy jàppalee nit ñi nga xamante ni dañuy xaw a loru ci jàngoroy coronavirus gi nga xamante ne mi ngi lëmbee àdduna. Abi Faye gis ngeen def na daanaka lancement li nga xam ne moom mooy reportage bu def fële ca ginnaaw raay sud ni ngeen ko waxee lopp ñetti junni ci ay njaboot jox nañu leen li jëm ci wàllum dimbal wala boog pàcc bu njëkk bi lu ci mën a am jëwriñ bi ñu dénk wàllum développement communautaire ma nga fa woon ñu teewlu gëstu bi dellu si waat. dund gi ñu jot ñoom dañ koy yàgg a xaar. jëwriñ gu ñu dénk wàllum développement communautaire ñëw na jébbal leen li ni mel ci biir commune bu Guinaw Rail Sud la ko dooree askan bi ñoom bëgg nañ lool gannaaw ba nga xamante ne bank nañ seen i yoxo seen i jëkkër yi liggéeyatuñu benn yoon tey jëwriñ ki ñëw indil leen lii. xanaa kontaan ci rek ak dimbali ñu ak na dëkk bi mel nii feebar ba bëree tere liggéey suñu jëkkër liggéeyatuñu ndax feebar bi moo tax kon bu ñu joxee li dañu wàññi suñu dépense. waaw man dama daan jaay cere. cere waaye mënatoo ko fan yii. mënatuma ko maa ngi toog. génnatoo fenn tamit. maa ngi nii tam mag laa mënatuma dara. jëwriñ gi ne commune bii dina doon royuwaay ci yeneen communes yi ndax tamit fii la mu fi gën di nemmeeku rek moo di lépp la nga xamante ne moo di digge yeeg tere yi ñoom sàlloo nañ loolee ngir moytandiku doomu jàngoro gi waaye tamit bi lay dund dana tax askan wi ci seen boppam it ci diirub ñaari weer dinañ ko mën a jëfandikoo. wax nañ ko dund gi mi ngi toll ci ñaari sàkku ceebu 50 kilos muy 100 kilos. fukki litre dawlin fukki kilo suukar fukki kilo maanaam pâte alimentaire ak saabu boo xam ne paquet saabu muy def juróom-ñetti dojj saabu fukk ak juróom-ñetti dojj saabu suñ ko doon xaymaal maanaam ci ay koppar day nekk fukki junne ak ñett ak ñaari téeméer ci ay koppar. doonuk mbégteeg ndey ji réew bokk moomeel gi. di aussi rafetlu li nga xam ne président tànn na Guinaw Rail te ministre ñëw dëggal ko Sénégal ni mu toll wax dëgg yàlla te ñun aussi ñu nekk commune boo xam ne duñ commune bu mag noonu sax ndax Guinaw Rail c'est pas une ville comme Kaolack ou bien comme beneen dëkk par exemple wala Thiès bu ñu tànnee ci biir réew mi loolu wax dëgg yàlla teranga la. laataa ñuy séddale lii comité de ciblage bi ñoom daje woon nañ waxtaan ci anam ba nga xamante nit noonu la ñuy séddalee dund gi. Guinaw Rail Sud 3207 ménages moo fi nekk. mooy boobu jëlee RNU registre national unique ak extension mooy ñi nga xam dañ leen ci yokk ndax xeex virus bi parce que gouvernement moo prévoir dimbali leen accompagner leen ak benn kit alimentaire donc tey dañ dajale woon comité bi pour def li nga xam ni moom mooy validation bi. commune bu Guinaw Rail Sud ñoom jamono ji seeni xel dana dal ndax dige yi am na waaye tamit bokk nañ ci njëkk a jot lii di dund yu njiitum réew mi dige woon ci 1 million yi ñoom jot nañ tamit seen wàll. Abi Faye ñu sant ko bu baax gërëm ko moo ñu demaloon foofu ca ginnaaw raay surtout dañuy xuus jàll nag ci biir dem foofee ca département bi Rufisque dem ca yéen foofu ca yéen itam xam ngeen ne am na ñu fa nekk ñoo xam ne itam seen loxo jotul seen ginnaaw ni mu amee daanaka ci fépp ci Sénégal foofu nag bu ñu defee seen recensement ne ñu lu ëpp ci junni ci ay njaboot ñi ngi xaar lu jëm ci wàllum dimbal Ousseynou Thiam toogal télévision Futur Média ca département bu Tëngéej doxantu na ca yéen laata ñuy teewlu gëstu bi ñu dalal ko moom Ousseynou.
jërëjëf soxna Faty Dieng gannaaw ba ñu la fayee lii di commune bu Yène nag digganteem ak lii di Ndakaaru toll na ci juróom fukki kilomètres digganteem ak lii di Tëngéej toll ci ñaar fukki kilomètres mi ngi nekk ci lii di département bu Tëngéej askan fay yeewoo daanaka jege na ñeent fukki junni mu doon nag dëkk boo xam ne bii dafa jege géej moo tax li nga xam ne lii moom mooy seen koom yëpp mi ngi tukkee ci géej gi wàllu napp gi wàllu tamit ni ñuy sopparñee li nga xam ne lii moom mooy génn ci géej gi ñu jàpp ne nag ndimbal li nga xam ne nii nguur gi indi na ko nag dana am njeexital bu baax ci askan woowu nga xam ne nii moom mooy yeewoo foofu ca Yène jëruñ ji ñuy dénk nag wàllu joxe ndimbal gi gannaaw bu mu jógee keroog fële ca Pikine ca ginnaaw raay sud mi ngi wutal si nag fi nga xam ne nii moom mooy Yène ngir jagleel nag ndimbal gi nga xam ne gii moom moo tukkee ci nguur gi ana waa askanu Yène nag naka la ñu dalloo boobu ndimbal soxna Faty Dieng am na gëstu bu ñu leen ci defal. Ousseynou Thiam sa gëstu boobu la ñuy teewlu dellu si waat. ca Yène gi nga xam ne nii moom moo dalloo cérémonie bi ngir door nag joxe ndimbal li bàyyee ko ci nguur gi jagleel ko ñi nga xam ne nii seen loxo joxtu ci seen ginnaaw fii ci département bu Rufisque lépp jëm ci wàllu mbas mi ñoom nag rafetlu nañu bu baax a baax lu jëm ci wàllu ndimbal loolu. yàlla defee si biir weeru koor lu mel nii ñëw di ndimbal moo xamante ne vraiment bu am njariñ la ndax non seulement dana dimbal nit ñi si wàllu mbas mi ñu toog mais quand même ku woor ba ngoon wala borom kër bu ñu jox 100 kilos ceeb ak li mu àndal defe naa loolu lu baax la. ca Jalaaw gépp lu ëpp ñaari junni nag ci ay njaboot danañu jotee ci ndimbal googu mu doon nag ay njaboot yoo xam ni dañ leen a répertorié woon ci li ñuy duppee registre national unique. waaw fii si Yène li ñu fi am maanaam boo jëlee département Tëngéej si fukki commune yeeg ñaar def naa ñun ñoo gën a néew li xam ne ñëw na yàlla def na am na si ñoo xamante ne gouvernement moo ñu yónnee liste bi mu di ñu tudd ñi bokk si registre national unique mais am na ñoo xamante ne mu di juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak benn yoo xamante ne yi dëkk yi ñoo leen tànn. mu doon dimbal loo xam ne li ñañu ko jagleel nag rafetlu nañ ko bu baax a baax. feebar bi tax na ba kenn mënatul dara dem kenn mënatul la ñëw ku nekk yaa ngi toog ngoon bu président jógee di def lu mel nii dañ koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla it ndax mënoon na toog it na comme koy feebar bi ñëw na ku nekk na jéem a seeti loo mën a def waaye ba feebar bi ñëwee moom xam na li ko war mu jël loxoom dugal ko ci askan wi. ñoom ñu lay sax lii di mbas mi nag daanaka gàllankooroon lépp loo xam ne lii moom lañ doon yëngu rek jëm ci wàllu koom. ay lébu lañu ci géej gi lañu yaakaar tey da ngay dem ba ñëw war a yóbbu sa produit jaay ka amoo foo ko yóbbu amoo foo ko jaay yaa ngi toog dañ daan jaay ay taabal des fois nga xëy dem Tëngéej marché jënd ji mais Tëngéej mënatoo faa dem jënd ji léegi boo gisee loo xamante ne lii bu ñu la ko joxee dina am lu mu mën a jàpp ci kër gi kon sant yàlla. ci kàddu yi kii di maire Yène lii di conseil municipal am dana fexe nag ba ñi nga xam ne ni ay néew doole lañ nekk ci Jalaaw gi te amuñu nag ci ndimbal loolu ñu fexe rek ba nu leen maire bi mën a jàppale. Ousseynou Thiam ñu sant ko bu baax gërëm ko xam ngeen ne Yène ak ginnaaw raay sud fa la lu jëm ci wàllum séddale mi dooree Alhassane Ba mi sax waxtaan ak gouverneur la ñuy fekki ji Alhassane maa ngi lay nuyu. jërëjëf Faty ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yu Télé Futurs Médias comme ni nga ko gisee léegi ci image yi séddale gi door na ginnaaw raay sud ak Yène ñooy commune pilote yi nga xam ne nag foofu la séddale gi tàmbali gis nañu li nga xam ne moom mooy li ñu jagleel njaboot yi fii ci Ndakaaru nag département bu ci nekk am nga sa quota boo xam ne moom lañ la jagleel am na lu ci ñëw am na lu ci ñëwagul boo xaymaa nag li nga xam ne ñëw na toll na ci 700 et quelques mille yoo xam ne jote nañ ko ci ñetti département Géejawaay nag ñu ngi doon xaar li nga xam ne moom mooy transporteurs yi comme nuñ ko gouverneur bu Dakar dénkee ñu dem yóbbu nag ci yenn communes yi nga xam ne des na pour ñu mën a tàmbali li nga xam ne moom mooy séddale gi yeneen département yi également am na lu ñu jot ci seen i quota boo xaymaa yëpp nag ci département bu Dakar ci li ñu war a jot toll na ci 23000 et quelques loo xam ne ci quota national kon nag dañuy jàpp ni li nga xam ne moom mooy séddale gi door na Faty Dieng am na loo xam ne gouverneur de Dakar dénk nañu ko ci ni nga xam ne noonu la war a tëddee fii ci région de Dakar ak disposition yu ñu jël ngir moytandiku lépp loo xam ne rassemblement la ak yeneen. quota yi naka la tëddee gox bu ne ñaata ngay am tontu li ak gouverneur ak gëstu bi Alhassane Ba def. séddale dund gi ci njaboot yi nga xam ne ñoo ko yelloo tàmbali na ginnaaw raay sud ak Yène lañu tànn ñu nekk ay commune pilote. liggéey bi yemb na ciblage bi noppi na ca dund ba ñëw na ba mat sëkk kon nag bu soobee yàlla dinañu def test tàmbale ko ci ginnaaw raay sud bu nekk ci département Pikine ñu commencé séddale dund bi foofu balaa ñu koy lawal ci yeneen communes yi nga xam ni ñoo nekk ci région bu Dakar. fii ci Dakar département bu ne am na quota bi nga xam ne moom lañ la jagleel ay recensement yu ñu def wala bokk ñu ngi wéy ñu koy amal lu toll ci 240 000 njaboot la ñu war a jàppale ku ci nekk ci ñoom
dana am lu toll ci ñaari saaku ceeb fukki litre diwliñ fukki kilo suukar benn carton saabu bi nga xam ne fukk ak juróom-ñetti morceau saabu ñoo ci nekk. boo xoolee recensement bi 80 000 ci ménages yi ñu ngi ko jëlee ci registre national unique lu toll ci 160 000 yi ñu koy jëlee ci ciblage communautaire. bu dee ñi nekk ci registre national unique bi ñooñu amuñu problème parce que ñooñu xam nañ leen ñi ngi ci xëy na ñi ñu xamagul mooy ñi sa nekkul waaye ñooñu it xam leen du jafe parce que ñi leen di identifier mooy seen dëkkandoo yi nekk ci quartier ba. donc ñooñu gëm nañ ni kenn du nekk ci quartier bi war a am ci ndimbal li donc yelloo ko ca ñooñu xamuñu la. am na lenn li nga xamante ni nag gouverneur bu Dakar jàpp na ni lu leen soxal la mooy nan la ñu mën a fexe ba joxe ndimbal gi te du am rassemblement mooy maanaam dajaloo gi. li ni mel Alhassane Sall jàpp na ni lu mën a nekk la ndax boo xoolee commune bu ne am na li nga xamante ni lu ñuy duppee ay points avancés yu ñu fa taxawal. donc du jar nit ñëpp demandoo ci benn point loolu mooy principe bi deuxième chose bi mooy booy joxe it nga bañ a convaincre ndoo ñëpp xam nga bu fekkee dañ leen la point bi lu toll ci ñetti téeméer nit war nañu fi jël defal par exemple nga ni tey ci suba si na fanweer ñëw wala juróom fukk ñëw bu ngoonee juróom fukk ñëw et cetera bu ko defee yow préparer nga sa point teg fa ay chaise yoo xam ne dana respecter distance bi ñuy wax ku ñëw toog comité bi xool la jox la nga ñëw ak sa bon parce que kuy ñëw da nga indaale sa bon. tout à fait. boo indee sa bon ñu xool la identifier la jox la li nga xam ni moom lañ la war a jox nga dem sa morom yegg si. armée ci njàppandalu police wala gendarmerie danañu bàyyi gët bu baax a baax lii di séddale gi li ni mel nag ngir fexe ba lépp jaar yoon. gouverneur bu Dakar di sàkku njaboot yi yelloon ndimbal gi ñu ànd ak dal wante itam di topp digle yi nga xam ne kilifa yi jox nañ leen ko. Alhassane Ba la woon ak gouverneur bu Ndakaaru xibaar yi mu ko baaxee ñu des ba tey mbokk yi seen numéro spécial Covid 19 ñu jagleel ko lu jëm nag ci wàllum solidarité ndimbal ak itam fan la ci réew mi toll. Mamadou Ndoye Bane nekk fii ci télévision Futurs Médias xam ngeen ne da ngeen koy gis muy ànd ak suñu way takk der yi di wër ci biir réew mi loolee itam baw ko ndax dafa doxantu ba port bu Ndakaaru fekk na fa nag ceeb boo xam ne daal askan wi ñoo ko tax a jóg fekk na ci sax dem lim boo xam ne dafa war a dem fële ca Casamance ca poram Ndakaaru Mamadou Ndoye Bane moom la ñu fay fekki. tey jii soo leen gisee ceeb bii moo wër mooy ceeb bi nga xam ne moom la état bi di séddale jëmale ko ci dëkk yi nekk ci réew mi yëpp ceeb bii ñuy chargé ni Ziguinchor la jëm bateau bii moo tudd Djilor mooy yëpp ceeb bi nga xam ne moo jëm Ziguinchor su ko yóbboo xam naa ni tey ji su déparé tey ji feeg ñaari fan ñetti fan mu egg Ziguinchor gis ngeen ceeb bi ni mu toll. président mi ngi def benn affaire bu am solo muy programme boo xam ne daf ko teg pour aide alimentaire bi nga xam ne dañ koy séddale ci réew mi yëpp waaye loolu xam ma demba ma gën demba gën laa xam boppam mbir ma fu mu ne ñun dañuy dox dem ba fekki ceeb ba fa mu ne dawlin ja fa mu ne suukar sa fan nekk wala ñu ko déparé Ndakaaru di ko yóbbu di tas ci réew mi yëpp il faut ñu dem xooli ceeb boobu nu mu demee ceeb boobu fuñ ko teg ceeb boobu niñ koy yebee ci camion yi niñ koy yebee ci bateau yi mu fas yéene tas Sénégal looloo tax tey ji ñu ñëw fii ci port baa ngi nii ay ngandi bateau fi ne waaye fekk nañ fi ki nga xam ni moom moo yor wàllum ceeb bi kii moo nekk ci port bi di ko yeb ci bateau yi di ko yeb ci camion yi ànd ceeg askan wi ànd ceeg ay sénégalais ak ay militaires yoo xam ne yu am solo ñu fas yéene koo yeb tas ko ci réew mi. maa ngi tudd Ibrahima Diaw di directeur commissariat sécurité alimentaire sunu président Macky Sall moo ko jël pour jàppale askan yi nga xam ne borom kër yi nga xam ne ni dañu ànd ak am ay jafe-jafe te jafe-jafe yi gën a metti ndax coronavirus bi ñuy wax nii. xam nga bët bii rek moom 3800 tonnes lay yebandoo benn yoon yóbbu ko Ziguinchor xam nga bu demee rek liy des ci ceeb bi dootul bare xam nga loolu lu rëy la parce que 3800 tonnes boo ko doon xool di ko yeb ci ay camion yu ay 40 tonnes wala 38 tonnes presque ñaata camion la dana mat camion yu bare war a jóge Dakar ba dem Ziguinchor fan boobu yooyu yëpp dafa metti te lii dañu ko presque abal. carburant liñ ci dépense daal barewul daal donc loolu rëy la. ceeb bi bari na dund gi bari na lool. waaye soo leen koy yebee ci camions yi ak bateau yi yóbbu ko dans les régions est-ce que am ngeen ay magasin fu ñu ko mën a stocké bala ñu koy séddale. am nga liggéey bu mag bi comme ni nga ko waxee 140 000 tonnes presque laa la wax 140 000 tonnes yoo xam ne ceeb bi 100 000 tonnes la. ceeb bi rek 100 000 tonnes dëwlin 10 000 tonnes suukar 10 000 tonnes
pâte alimentaire 10 000 tonnes paquet saabu yi tamit 1 million de paquets yoo xam ne parce que population kenn ku nekk dana am ñaari saaku ceeb yu juróom fukki kilo dana am fukki kilo suukar dana am fukki litre diwlin dana am fukki kilo pâte alimentaire dana am tamit benn paquet saabu boo xam ne paquet bu nekk dana def fukki saabu ak juróom-ñett ma loolu benn nit ku nekk benn borom kër gu nekk si ñi nu tànn 1 million de ménages yooyu kenn ku nekk dana am loolu lu am solo. waaye léegi su dund gi yeggee ci région yi déchargement bi dina yéeme de. waaw déchargement yi ni ngi koy décharger si magasin commissariat sécurité alimentaire yi Sénégal yëpp commissariat sécurité alimentaire am na juróom-ñaar fukk ak benn si ay magasin su magasin yi feesee armée bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di xam nga léegi gis nga leen fi armée ak gendarmerie ñëpp ñu ngi ñuy jàppale lépp lu ñuy def si opération yi xool nga leen nii fépp fu ñuy dem armée gendarmerie la ñuy ànd ñoom ñooy escorter oto yi ba nu àgg si destination lu mu mënti def daal lépp ñun ñoo koy ànd defandoo ko Dakar ba si 557 communes yu Sénégal yëpp foofu fu ñu jëm ak foo mënti dem dana am représentant autorité administrative bu fa nekk am gendarme bu fa nekk wala militaire yoo xam ne ñoom ñooy accompagner processus bépp ñu xam ne loolu dafa leer naññ bu ñu àggee nag ba àgg ba def ko si léegi nag ba lépp mat ñu commencé nag distribution yi tamit ay comité yoo xam ne gouverneur moo ko mettre en place gouverneur wala préfet wala sous-préfet ñooy def foofu ay comité yoo xam ne de comité local yoo xam ne si comité de quartier yi wala comité si village yi ñoo xam ne ñoom ñooy chargé wu distribution yi te bu ñuy distribuer tamit comme ni ma la ko waxee tamit jigéen ñi ña nga fa xale yee ña nga fa société civile bi ma nga fa préfet wala sous-préfet wala gouverneur ma nga fa commissariat sécurité alimentaire ma nga fa donc daal ñëpp day leer nañ gendarme yi ña nga fa ak militaires yi kenn mënu si wax ni benn pepp ceeb dana dugg fu mu war a dugg. ñun population Sénégal bi yëpp bu nga xaymaa si agence nationale bi nga xam ne mooy statistique ak démographie ñu ngi estimer population Sénégal si fukki millions ak juróom-benn nit ak juróom-benn léegi programme bi nga xam ne sunu président moo ko jël pour jàppale que askan wi tekk si loxo Amadou Mansour Faye boo ko xoolee mi ngi mat si juróom-ñetti millions nit wala fukki millions nit xam nga loolu lu rëy la. loolu nag li ko waral mooy coronavirus bi nga xam ni lu doy waar la ñu ngi ñaan encore une fois si barke weeru koor wi yàlla nag fi yàlla jëlee nu mu gën a gaawee. gis nga ceeb bi benn nit mënu si jël benn pepp ceeb boo xam ne moom moo ko. ceeb bi du ceeb yi ngeen di jënd ci baga ci boutique yi lii ceebu état la ceebu état nag soo koy lekk da ngay état da koy teg ci solo. bato boobu ñu naan jëloor mu yeboon ceeb ba dafa mel ni àgg na ca bët saalum réew mi foofee ca Ziguinchor itam ñuy wax lu jëm ci 8000 tonnes yu nu fay xaar ak séddale ba lu ci mën a am na ceeb bu fa nekk. ca Ziguinchor Boubacar Diassi la ñu fay fekk Boubacar maa ngi leen nuyu. fay naa la Fatou Dieng gannaaw bi ma la dalalee fii ci diwaan bu Ziguinchor yow ak ñi nga bokkal plateau bi ma wax ni effectivement diwaan bu Ziguinchor bokk na ci les premières régions yi nga xamante ne ñoom ñoo jot aide alimentaire bu état bi ndaxte première semaine bu tegu ci juste lancement bi nga xamante ne moom la le ministre Mansour Faye def à Dakar ci la diwaan bu Ziguinchor daal di jot premier quota ceeb ñu dawal quelques jours bateau Djilor moom it ñëw yàpp li mat 3000 et quelques tonnes si ëllëg si it mu am 500 tonnes yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw fii ci diwaan bu Ziguinchor waaye ñu yem ci département bu Bignona. Fatou Dieng suñu boolee quantité bi mun nañ jàpp ni jege na 8000 tonnes de denrées alimentaires yi nga xamante ne war nañ ñëw fii ci diwaan bu Ziguinchor ñu nag ñu am chance topp convoi yi ci yenn ci ay gox yu diwaan bu Ziguinchor mais li ñu gën a frappé mooy Fatou Dieng transparence bi nga xamante ne moom moo nekk ci processus bi ak sécurité bi ci nekk mu doon les deux piliers yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu frappé ci li ni mel mooy transparence ak sécurité. Boubacar Diassi moom sax moo topp convoi bi dégg ngeen ni mu ko waxee ñu dem teewlu gëstu bi mu ci def dellu siwaat léegi-léegi. door bi jëlee ceeb bi pooru Dakar indi ko diwaan bu Ziguinchor moo ngi manœuvrer ngir taxawaay bu jekk ci port bu Ziguinchor ca biir gii gaal 3 tonu ceeb 307 yu tegu ci 1 tonne ak 7 yu ñëw fii ci diiwaan bu Ziguinchor jaaree ko ci yoon bi te ay camion jëlee leen Dakar bi ci diiwaan bi. 24 camions la woon ils ont passé par la Transgambienne bu weesoo loolu bateau bi dafa defee 3353 tonnes. On va charger à concurrence du poids d'une commune maanaam commune bu nekk exemple une commune qui a 200 tonnes de riz dañuy charger ay camions ba mu mot 200 tonnes gendarmerie ñëw convoyer camions yooyu vers commune boobu. mbootaayu chauffeur ak i transporteur yu diiwaan bu Ziguinchor
daal di mobiliser lu ëpp téeméeri camion ngir gën a ñoŋal liggéey bi waaye gën kaa gaawal ndaxte askan waa ngi xaar kenn ku ne ci chauffeur yi yor document bi am solo bi ñu naan lettre de voiture te sous-préfet yi di ko signé mu doon luy fësal lépp luy transparence ci processus bi. on a mobilisé nañ téeméeri camionneur état indil nañu lu ñu doon xaar muy rëy bi vraiment xiif am na coono am na état indil nañu ceeb wàccee ko kon yaakaar dina am. ñun transporteur kenn mënul dem bañu parce que ñoo koy transporter ñu ngi jaajëfal nag état bi parce que camion yu fi nekk camion région bi la transporteur locaux yi waxtaan nañ si ay kaddu ñu jubóo. te waaye sous-préfet ci tuuru nguur gi mu doon lu baax ngir transparence waaye sécurité document yi waaye ñu jàpp ni ci tuuru transparence bi ba tey inspecteur régional commissariat de la sécurité alimentaire waaye gendarmerie ñoo daal di yóbbu convoi bi ci lépp luy magasin ci diwaan bu Ziguinchor te teewee fi ñu koy wàccee benn saaku par benn saaku inspecteur bi di compter waaye gendarmerie di compter su kenn ku ne noppee daal di bind ab procès verbal ngir jëbbal ko autorité yu ko yelloo. donc di wax ni PV boobu gendarmerie da koy signé man ma signé ko te PV boobu moom lañuy partagé gouverneur bu région bi jot ci directeur CSA jot ci autorité yi tamit jot ci même la gendarmerie aussi dañuy jot copie ci PV boobu. ñu ràññee ni fi nga xamante ni gendarmerie amu fa base kon bokk du ci fanaan ci misaal fii ci Adéane militaires yi ñooy taxaw temm assuré kaaraange ceeb gi ñoom sax ñoo koy compter benn par benn waaye topp lépp lu bokk ci processus bi ngir mu doon ab transparence bu mucc ayib ñu jàpp it ni commune bu nekk am na quota bu umpul kenn. liggéey bi jaar na yoon ñëpp kontaan nañ moo tax doo dëgg fenn ñi di wax leen lu dul rafetlu ci liggéey bu ñuy nekk di def. am nañu déjà si liste bu ñuy wax RNU lu mot 15 000 et poussière ministre tamit ak état bi yokkal ñu lu ñuy wax phase extension mu dem 3586 ménages boo boolee ñaari yëpp mu nekk 19 249. geste bi geste bu noble la bu baax la lii mbégte la ci ñun ndax li Covid-19 bi dafa loo xam ne jàngoro boo xam ne bu kéemaan la. bon 13 villages comme yaa ngi si en cas composé 13 villages les bénéficiaires c'est 1016. commune Adéane nag boo déggee le nombre de villages da ngay yaakaar ne population bi tuuti na donte 9 villages la mais après Ziguinchor ñun ñoo topp ci wàllu population ci département Ziguinchor donc 9 villages yooyu bi ñu defee ciblage bi presque ñun am nañu presque 1500 ménages yi war a bénéficier wu ci kii bi ci RNI bi 1200 et poussière la ñu defal ñu extension 243 donc loolu moo yóbbu presque affaire bi ba 1500. diwaan bu Ziguinchor am na lu mat fanweeri commune fukki commune ak juróom-ñeent nekk ci département bu Bignona juróom-benn commune ci département bu Ziguinchor waaye it juróomi commune ci département bu Oussouye. Boubacar Diassi ginnaaw bu ñu ko santee gërëm ko dañuy doxantu ca Ndar Géej fekki fa Ousseynou Diop moom nag seq na waxtaan ak jëwriñ ji di Mansour Faye xam ngeen ne moom lañ dénk lu jëm ci boobulee liggéey moom nag ma ngay dalal xelu askan wi ne looyu njëkk yi maanaam pàcc bu njëkk bi département yi ne ci Sénégal yëpp ku ne jot nga ci sa wàll dañuy bàyyi Ousseynou Diop mu dégtal leen waxtaan wi mu seq ak Mansour Faye. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ak ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale Mansour Faye monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Ousseynou maa ngi lay fay bu baax a baax di ci profito di nuyu Aliou Youssou Ndour di gërëm bu baax le groupe Futur Média ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di nuyu askan bépp nag askanu Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw. force Covid 19 am na juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards yoo xamante ni jagle nañ ko ay denrées alimentaires yoo xamante ni itam ci askan wi la jëm tey ci région yi fan ngeen toll ci distribution bi. maanaam ñeent fukk ak juróom département yu nekk Sénégal yëpp am nañu maanaam. denrées yi surtout ci wàllum ceeb bi nga xam ni génnal gi am nañ ko léegi lu ci des mooy les autres denrées diwlin bi suukar si fat yi ak maanaam saabu bi la ñu war a mottali ci yeneen ci département yëpp pour que ñëpp mat donc ñu ngi ci liggéey bi boobu ba léegi yaakaar naa ne fi lekk ay fan yu néew dana jeex incha allah rabbi. ngeen choisir yéen ak fële ci ginnaaw raay choix bi lan moo ko motiver. nañu wax lu tax ñu jël ginnaaw raay déjà ginnaaw raay sud c'est parce que ginnaaw raay sud dafa bokk ci localité yi jëkk pare seen wàllum ciblage parce que bañ leen yónnee maanaam ñu def le RNU pour stabiliser ko ak l'extension ñu tànn maanaam ñi nga xam ne ñooy bénéficier ci extension yi dafa bokk ci localité yi jëkk pare
comme njëkk na pare donc ñu ni dañ ko def phase pilote moo ki yéen maanaam ñoo bokk parendoo ñu def leen effectivement des phases pilote tàmbali ko depuis la semaine dernière. alors tey jëlee lu wàllu jëm si wàllu kit yi nga xamante ne nga jox ménage yi ceeb la diwlin ak yu ni mel ban tey impact la mën a am ci ménage yi. waaw xam nga Sénégal boo nee ceeb diwlin suukar mooy dund tey boo demee bépp boutique mbedd wala nga dem marché le ménage sénégalais lu muy jëkk jënd mooy ceeb diwlin suukar muy dund Sénégal donc loolu dafa nekk lu am solo pour les Sénégalais donc moo tax man président ni nit ñi nañ leen jox maanaam dund lu ñuy dundee. ci loolu nag dañ ci yokk ci suukar parce que boo amee sa ceeb mën nga sombi boo amee sa pat mën nga sombi suukar ka sa ceeb aussi boo amee diwlin lu ngi ci teg mu néew dana néew dana dootu bëri pour nga war mën a togg sa ceebu yàpp wala togg sa maafe wala nga togg sa ñaari cin donc vraiment choix bi dafa nekk choix bu am solo parce que nit ñi wóor nañ leen ne bu leen joxee dund gi dañ ko téye dañ ko garder ba muy jeex loolu moo tax différence am entre choix entre dund gi ak xaalis bi parce que am na dina wax pourquoi ñu duñ def cash transfert parce que les bourses familiales cash transfert la ñu leen non bourse familiale les bourses familiales dafa nekk un processus boo xam ni c'est un processus long pour ñu arriver à ce que ñu joxe les bourses familiales et puis c'est 4 fois l'année maanaam ñetti weer yu nekk dañ koy jox askan bi jox leen ay conditionnalités mais fii aide d'urgence la comme aide d'urgence la donc jox leen dund gi moo lañ gën a yellool te moo leen ëppal disons moo leen ëpp importance pour que ñu mën ko téye parce que leer nañ koo ci jox ñaari sàkku ceeb jox ko diwlin suukar pat ak saabu boo xam ne pour ñu mën a di raxasoog et cetera donc leer nañ dund gi dañ ko téye lu mat 2 mois keroog dégg nañ ko maanaam ci benn ménage bu xam ne jot na dund gi nee na moom lii dana sax ëpp 2 mois alors que boo ko joxoon xaalis lu ñu leer mooy xaalis bi man ku ma joxoon tey xaalis dafa am foo xam fa lay dugal xaalis bi xëy na dund gu ma ko doon dundee du ma ko dundee xëy na dinaa def ay dépenses de prestige donc loolu yëpp am na ci loo tax ñu def le choix en tout cas joxe dund gi mu leer nañ dana egg ci ménage bi mu leer nañ aussi dana ko téye ba muy jeex bu neexee yàlla. nit ñi li ñuy yaakaar mooy ni bu doon xaalis bi mooy gën a yomb du am yenn dépenses yi. ah non xaalis am na dépense parce que xaalis bi déjà il faut nga def les frais de transfert am na dépense ça c'est clair et puis on n'est jamais sûr est-ce que xaalis bi yegg na wala yeggul parce que xaalis noo joxe xaalis à 1 million de ménages bien que la bourse am nañ ci expérience mais bourse am nañ expérience xam nañ bëri na ay erreurs donc tey jii nit ñi li ñu soxla mooy appui d'urgence mu gaaw donc moo tax ñu def maanaam jël toutes les dispositions en termes de logistique en termes d'organisation en termes de ressources humaines pour que xaalis bi mën a yegg ci ménage bi te xaalis autant pour moi dund bi mën a yegg ci ménage bi te loolu ñu ngi ci liggéey bu baax a baax pour que dund bi yegg ci ménage yi. alors monsieur le ministre kon tey lu jëm ci wàllug lii di critère de choix yi lan la tey exactement. waaw xam nga critère de choix yi yomb na xam nga dañ ni maanaam dañu nekk ci wàllum feebar bi dafa bëri ay conséquences yi mooy leen muy nit ñi seen activité dafa wàññeeku am na ñoo xam ne doon nañu liggéey doon fayeeku liggéeyatuñu fayetookuñu donc dañuy nekk dans des conditions et dans des situations difficiles ñu ni léegi ñuy tànn. c'est les sous-comités yi nga xam ne ñoo nekk au niveau des quartiers wala des villages nga xam ne ñoo dund ak nit ñi ñoo xam nit ñi ban situation la ñu nekk moom la ñuy wax le ciblage communautaire donc dañ leen ni tànn leen borom njël yi nga xam ni dañoo néew doole ñu gën a néew doole te bokkuñu ci RNU bi maanaam amuñu bourse familiale te bokkuñu ci RNU bi ñooñu boo leen tànnee aussi am na beneen critère boo xam dañ ko ci dugal ñu ni koo xam ni doon na liggéey te liggéeyatul te mu nekk ci situation bu jafe parce que feebar bi moo tax. kooku aussi mën nañ ko tànn donc mais dañ leen di bàyyi yéen seen biir ngeen toog waxtaan xool ci quartier bi ñu yellool maanaam li nga xam ne ndimbal bi état bi di joxe te ñu am maanaam di vivre lu ñuy wax les effets négatifs donc ci feebar bi ñu tànn leen donc te ba mu amee ba léegi mën naa wax ni man gisuma réclamation gisuma koo xam ne jóg na di wax ni ah man lii wala léeg parce que communauté yi seen biir ñëpp a toog imam bi toog na ci boo jëlee quartier bi wala village bi. chef de village bi toog na wala délégué de quartier bi les organisations communautaires de base les jeunes les femmes les associations les ONG ñëpp a ngi toog pour tànneef bi gën a jaar yoon te man gëm naa ni fu ñu toll nii ñoom lu ñu tànn jaar na yoon tegu na ci yoon te amul benn jafe-jafe. tey xam naa li ñu ci bëri ay régions ñu ngi xaar ni kañ lay mbir yi di jeex maanaam kañ la ñu distribuer ba mu jeex kañ nga yaakaar ni ñëpp daañu mën a jot li jëm ci wàllu aide bi ci weer bii wala kañ lay doon.
non man noonu sama sago parce que président dafa ñu jox délai déjà délai bu ñu jox sax romb naa ko parce que 15 jours la waxoon mais xam nañu lii c'est la première fois lu toll nii am Sénégal donc délai boobu dana jafe pour ñu respecter ko bu baax a baax donc lu ñuy soxal mooy ñu fexe nu mu gënee gaaw a jeex mu jeex donc moo tax ñu ni bépp commune boo xam ni daaree mën na rek mën a tàmbali man altine bi bu neexee dinaa dem Salémata parce que Salémata pare nañu lu ñu leen war a jox mën na sëkk ñu tàmbali donc noonu la ñuy fexee di def ku sa daare mat rek mu tàmbali et gëm nañ ni fi lekk semaine bi di jeex mu neex yàlla ñëpp daañ jot seen daare donc te ñoom ñëpp daañu tàmbali graduellement ñi tàmbali ba nga xam ni dana jeex te pour man d'ici 15 jours tout au plus man gëm naa ni ñëpp daañu pare ou bien bu ñu parewul aussi avant koor gi di jeex ñëpp daañu jot seen daare mais lu doon suñu sogo mooy ci biir koor gi ñëpp jot seen daare mbir mi jeex au niveau des 553 communes yi nga xam ni moom la. gis nañ ni ci wàllu marché yi nga xamante ni am na ci nañu joxe ñi war a jël ceeb beeg yu ni mel coow bare na ca gis nañ sax ci wàllu point de presse bi nga doon def ñu ci bare sax di cay yëkkati kàddu tey loolee lan la def. non xam nga loolu mënuñu def dara xam nga man lu ma gëm c'est très simple gis nga booy liggéey coow du ci ñàkk donc da ngay avancer tu vois mën dinaa leen déglu ça dinaa leen déglu waaye duñu ma teree avancer parce que man lu amal solo ci man mooy les résultats ci wàllum daara yi man mën naa yëgal ni amul dara lu ci lëndëm amul dara lu ci lëndëm parce que lépp man amoon naa possibilité décret jox na ma ko am possibilité dem tànn Ousseynou wala tànn Youssou Ndour ni ko kaay jaay ñu mais mu ni dañuy yaatal ñu tànn te képp ku ñu tànn gisuma ci kenn koo xam ne nekkul sénégalais c'est des sénégalais ñoom ñëpp am nañ nationalité sénégalaise c'est des sénégalais donc xaalis bi ci koppar yi ci sénégalais yi dugg ci lay génne ci lay dugaat donc loolu am solo lu ci des wax ji du ci ñàkk bon ndox dana am man les critiques je peux toujours les accepter parce que c'est normal il faut ñu critiquer pour nga mën a améliorer wu mais du ñu tere avancer parce que il faut ñu avancer loolu mooy suñu objectif objectif mooy fexe ba askan bi jot li nga xam ni la ñu war a jot ci lu gaaw ak ci lu. gars yi sax dina sànni xel naan dafa doon ñaq ak muy wax mbir yi leerlu ci. waaw non ñaq bi sax naa xam nga sama kii ak nii sax sama mouchoir yi ma teg sa wet parce que man dama ñaq c'est tout à fait normal bon maintenant xam nga des fois am na benn journaliste ma ko wax ma ne ko yéen seen théorie yi ça repose sur rien du tout tu vois parce que l'exception confirme la règle bon nit ki am na nu mu mel loo xam ni mën na ñaq mën na ñaq naturellement yéen waa Ndar xam ngeen bu baax que ni saa yi may def interview dañ may teg ay mouchoir pour ma ñaq mais loolu c'est pas ça qui est important dañuy xoromal waxtaan yi rek ñu koy xoromal mu neex mais lu am solo mooy liggéey bi parce que liggéey bi laa gëm pour man liggéey bi il faut mu mat il faut mu yegg rek parce que président bu la defee confiance jox la lu mu lay dénk loo xam ne mosul am Sénégal te man gëm naa ne mosul am Afrique donc da ngay fexe ba mu tegu ci yoon jaar ci yoon te bu ëllëgee bu soobee suñu borom saa yu ma génnee ci mbedd du ma sigg damay siggi xool nit ñi parce que lu ma leer mooy liggéey bu ñu ma sant def naa ko. tey ban kàddu ngay tàggoog waa Sénégal yi parce que ñu ngi lay déglu xam naa ni ñàkkul ñu ngi naan mbir yi na jaar ci yoon tey ban kàddu nga leen di bàyyeel ci wàllu transparence bi ñuy warte ci wàllu mbir mi. non xam nga liggéey état du loo moom man moom ma ko lu askan bi moom la donc la kulli alin bu ëllëgee da ngay rendre compte donc dama leen di rassurer. Tout est clair net comme l'eau de roche comme ni ko wax amul luñ ciy nëbb amul luñ ciy làq donc loolu leer na lii aussi ñuy sant bu neexee yàlla bu soobee suñu borom liggéey bi dana mat sëkk lu may ñaan askan bi rek mooy peut-être nañu teylu tuuti ku ñu mën jàppale ci liggéey aussi nga mën ñoo jàppale parce que lu ñëpp moom la société civile les ONG les associations na ñoo jàpp ci liggéey bi pour que lii nga xam ne mooy les vivre mu mën a yegg fu mu war a yegg teg nañ jumtuwaay mat sëkk président jox nañu les moyens tous les moyens nécessaires pour que liggéey bi mën a jaar yoon donc lu am solo mooy nañu def la solidarité citoyenne autour de ça pour que maanaam ku war a jot te bu neexee yàlla ku war a jot bu soobee suñu borom dana jot. jërëjëf kon mbokk yi mi ngi noonu tey ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale di Mansour Faye lan doon dalal tey jii di addu ci wàllu ndimbal li nga xamante ni état bi jagleen na ko askan wi. Ousseynou Diop la woon ca Ndar mbokk yi mu ngoog fi la ñu yem ak yéen ci seen numéro spécial bi nu jagleel lu jëm ci wàllum solidarité aide alimentaire dañ ko waxee nag lu jëm ci denrée yi muy dundu askan wi loolu nag ñu ngi ko xayma woo juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards loolu jugee ci 1000 milliards bu fonds force Covid 19 jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi jaajëfal sunu naataango yi nekk fii waaye itam sunu correspondant yi ne ci biir réew mi ca biti réew équipe technique bi ak
équipe bi koy coordonné jaajëfal leen itam ci seen safo ak seen kóolute fàttali mbokk yi geste barrière yi distanciation sociale ñàkk sa bopp ñàkk ñi ngay jëflanteel ba ëllëg ci kàttan Yàlla.